Hip Uptown Visa. DJ you the new scratcher. DJ you the new scratcher. Hey, tell man le Mr. Champion you hero Kuma teg samay platine yeah Habu sol sa boss Noga tugu ne di fight man le Mr. Boss You boss you amata Matamba sauce Boy ya wuyu Hey pay mo pass Son vrai nom, c'est Lamine Barrow. Il est né et a grandi à Mbao, village traditionnel de pêcheurs à 18 km de Dakar. Il a fait ses études primaires et secondaires entre Mbao et Rufisque et obtient avec brio son BFM et baccalauréat respectivement en 2003 et 2006. Riche de ce parcours, il boucle son sacre académique avec un Master 1 en anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est en 2004 qu'il commence à sentir une carrière musicale se dessiner naturellement devant lui. Ses talents de rappeur hors pair ne passeront plus inaperçus dans les rues de Mbao. En solo déjà, le débutant confirme son amour et sa détermination à se faire entendre un jour, ce qui était une évidence pour beaucoup de personnes averties. En 2007, avec ses trois acolytes Toupa, de son vrai nom Pape Abdoulaye Seck, Yangzo, Mohamedou Mansour Seck et Lil Ouz Ousseynou Diagne Seck, convaincus de leur passion commune, ils forment Diwanji, des bêtes de scène que même les profanes apprécient. En cours de route, ils sèment l'entente, la compréhension, la fraternité, le partage, l'amour, l'entraide et le travail collectif. Avec leur façon et technique de rapper différentes des autres, Diwanji devient rapidement le groupe phare de Mbao et prend les devants des scènes environnantes. Côté discographie, retenez Leuz Diwanji, Diagnostic 2015, The First Tape, Prescription 2020. À vous tous, excellent moment en compagnie de Diwanji. Ok, donc bien sûr, il est là, en chair et en os, Leuz Diwanji. Salam alaikum Leuz. Maaleykum salaam Paco. ndax yaa ngi cool waaw ñu ngi lay siyaar bu wér. waaw ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan à travers War TV. waaw asalaamualeykum déjà Paco. donc asalaamualeykum Sénégal. asalaamualeykum les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora. mais asalaamaaleykum waa Mbao donc damay ber nuyu bu particulier pour waa Mbao donc voilà ñu ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan donc voilà Leuz Diwanji. Leuz Diwanji DJ Yu. sama waa ji maa ngi koy nuyu. Yu merci donc Leuz Diwanji tey ma am kontaan tey di la dalal ci sama plateau bii nii donc hip hop sans visa. mu nekk 3e numéro bi. sama première question pour yow en 2015 mooy 2015 diagnostic ñëw. 2020 nga indi prescription par rapport à qui et à quoi lu waral loolu. question yi daa teel a commencé quoi. waaw daa teel noonu nii laay def man për kii rek ma dem. waaw déjà je crois que c'est la logique ah. 2015 dañu def prescription. dañu def diagnostic. donc li may wax chaque jour ku diagnostiqué. diagnostic mooy lii lépp ñëpp di def bala ñoo tàmbali dara. malade sax dañ koy diagnostiqué oto dañ koy diagnostiqué pour xam fan la panne bi ne kër sax dañ koy diagnostiqué. dafa am DPE diagnostic de performance énergétique. mais peut-être yegsiwul Sénégal. mais dañuy xam kër sax dañ koy diagnostiqué avant ñu fay dëkk. léegi yow lan nga diagnostiqué. adduna doomu aadama yi. commencé ko ci man ci li may yëngatu ak ci société bi may dund. donc ñu analyser ko ci côté li may wax chaque jour social. culturel ak religion. donc côté politique
loolu daal la ñu tënk diagnostiqué xool situation actuelle u adduna bi naka la demee donc nag yàlla def bi ñu diagnostiqué mu jaxasoo donc ñu génn son bu tudd so confused ci français très confus donc lu jaxasoo bërëb loolu mooy résultat wu diagnostic donc logique bi day bëgg ñu prescrire parce que nit ki nga diagnostiqué ba xam feebaram il faut nga bindal ko ordonnance donc loolu moo tax ñu indi leen prescription mu ngeen indi prescription ma gis ci album bi gis naa ci li ma njëkk jaaxal mooy photo wu Cheikh Anta Diop waaw lu tax ma doog a ñëw ci yéen waaw Cheikh Anta comme ni may amee habitude di ko wax rek dafa bokk ci ñi Sénégalais yi war a xam te xamuñu ko ñi Sénégalais yi war a xam te xamuñu ko daf da ci bokk mën naa citer ñu bëree bëri mën naa citer Omar Blondin Diop mën naa citer ñeneen ak ñeneen c'est-à-dire ñooñu dañu nekk ay sénégalais xeexal Sénégal ba dee mais malheureusement système bi wala ñii créé système bi ak ñi ñu fi teg loolu du leen arrangé ñooñu ñu xam leen parce que li ñu doon xeex bokkulu ak lii ñi di def je m'explique Cheikh Anta Diop dafa nekk nit koo xamante ne ni xeexal na der bu ñuul ba dee xeexal na Sénégal ba dee xeexal na Afrique ba dee der bu ñuul bu ma ko waxee du africain rek ñoo ñuul de fépp fu der bu ñuul mën a nekk ci àdduna bi xeexu Cheikh Anta da la concerné donc raison pour laquelle mu nekk li mu fi créé bëri na de carbone 14 lu ne créé na ko fi c'est-à-dire buñ fi nekkee di wax ci ay création fi la ñuy fanaan mais pour dire que ne ci tënk rek ci li mu doon wax mooy dafa am ay discours yu mu doon joxe lu ma intéressé trop loo mën ça m'interpelle direct da doon wax ne il faudra acquérir le savoir par la formation directe te formation directe mooy loo xam ne kenn du la ko jàngal université mooy loo xam ne par exemple yow DJ Paco kenn jàngalu la DJ yi kenn jàngalu animation yaa formé sa bopp loolu mooy formation directe dem ci source ba xam lan mooy animation lan mooy DJing lan mooy par yow sa propre investigation loolu lay wax après mu waxaat ci leneen mu ne vous serez appelés un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui mooy xeex bi mu doon xeex ak ay moromam dina am même bu ñu deewee dem dina am ñeneen ñu leen remplacer ci xeex boobu après au-delà de loolu mu ne formez-vous et arrachez votre patrimoine culturel à formation égale la vérité triomphe donc dafa am ay termes yoo xamante ne ma koy dégg day mel ni man lay waxal et que forcément bu may génn album idéologie bi ma génnee album bi méngoo lool ak idéologie bi Cheikh Anta Diop doon xeex donc raison pour laquelle ma rendre ci hommage Cheikh Anta Diop donte nit ñi xamuñu ko et ñun suñu participation la pour tamit nit ñi xam ko waaw dëgg la donc ma gis ci titre yi son yi man dama déglu naa album bi nag léegi dama ko déglu mu am ay son yu ma ci yëm loolu waay pan africain waaw Black Panther ak gën a jege gën a yeey man gën a jege gën a yeey sax dinañ si ñëw léegi yow prépare-toi ndax fa lañ jëm mais pan africain c'est-à-dire lii lan nga bëgg a wax fii c'est une panne malheureusement gars yi dañuy jàpp ne xam nga dañuy dégg panafricanisme rek ñu jàpp ne saa boo waxee lu xaw a jege loolu rek ci panafricanisme ngay wax et c'est fait exprès parce que pan-africaine ça sonne comme panafricain alors que je parle des pan fii doxul mais particulièrement ci culture bi may yëngatu man muy musique muy culture urbaine li ci doxul boo dégloo ci taxi dama naan toppandoo bi day daay sama culture lay jaay tàggu naa leen maa ngi ci xare bàyyi parce que maa ngi ci xare boo xam ne nit ñi comprendre ñu yow sa idéologie ni ngay defee hip hop c'est vrai que ne hip hop ñëpp xam nañ fa mu jógee xam nañ lan mooy norme yeeg yooyu yëpp mais da nga ne pan culture urbaine bi waaw kon dafa pan mais animation bi sax dafa pan yéen ñii animateur di ngeen di defee animation dafa am pan donc même journaliste yi ni ñuy defee journalisme dafa am pan parce que dañuy toppandoo RFI wala dañuy toppandoo France 24 loolu pan la waaw c'est-à-dire man pan il faut ñu am dégg-dégg tamit gars yi bu ñu ne panafricaine bu ma doon wax ci panafricanisme panafricain laay wax donc panafricaine c'est la pan qui s'accorde donc panafricaine léegi nag li may souligner si pan mooy toppandoo mooy ñàkk gëm sa bopp mooy jël ci culture yi jàmbur sax ci bañ ko bàyyi ba keneen ku def lu méngoowul ak loolu nga ne il est pas original alors que li ñuy wax dañuy ñot di réel ci fakeness parce que tout ce qui est faux mooy ce qui t'appartient pas li nga moomul nga ngoy ci
mel ni gën ko bëgg borom américains yi sax défendre roy seen dàq culture ni ñu koy défendre ñun sénégalais yi ñun dafa mel ni ñun ñoo créé hip hop boobu defee ñu ne non non loolu du hip hop kërën alors que hip hop lan la knowledge movement représentativité képp ku koy représenté nag représentativité la ñu wax sa culture sa identité sa cosaan say sonorité loolu mooy hip hop bu fekkee dégg nga hip hop gars yi nag malheureusement terme anglais yi moo tax ñu bëri duñu comprendre dañ naan dégguñu lan mooy hardcore dégguñu lan mooy gangsta dégguñu lan mooy ego trip comprendre ñu terme yi tay maa ngi dégg terme bu bees ñëpp naan name dropping topp ci ngoy ci ñëpp naan name dropping alors que c'est des loolu ay termes yu terre à terre la y a beaucoup plus important que ça mooy amu hip hop mooy roux bi mooy essence bi te essence bi mooy contrôler ce qui est African Bambaataa da ko waxoon te gars yi duñ te sax li African Bambaataa la wax waxul American Bambaataa waxul European Bambaataa lan moo tax mu ne African Bambaataa ba pare ne Zulu Nation Zulu Afrique du Sud la ne lan moo tax waxul Bronx Nation lan moo tax waxul New York Nation donc ça veut dire que ne am na lu nekk Afrique lu leen intéressé léegi lan moo tax ñun africains ñu war ko wan gannaaw donc daf ne hip hop mooy control get rid of your negativity and control your creativity mooy se débarrasser de tout ce qui est négatif ci yow nga contrôler tout ce qui est créatif mais loolu ku dégg ku comprendre doo ko defee ni ñu koy defee ñoom lan ngay expliquer si gën a jege gën a yey waaw gën a jege am na lu ma ci jot a dégg mais dafa leerul ñëwal rek xam nga yey lu muy tekki ci wolof yey mooy lan yey parce que tamit dañuy defaale ay cours de wolof en même temps yey mooy lan yey kii yey na la ok mooy waaw malheureusement nag man tukuleur laa amal affaire quoi plateau bi la rek de mais yey mooy avoir raison non am dëgg gën a jege gën a yey mooy mais yow sens bi nga ko jëlee yey boobu am na ñoo xam ne xamee wuñ ko noonu de mais loolu lañ ko war a xamee nag moo tax il faut ñuy laaj artistes yi ñu expliquer seen ay œuvre ñu bàyyi interprétation bi te amuñu dara lu leen ci leer gën a jege gën a yey mooy kii maanaam dañuy wax chaque jour ku laa laax jaay laax lekk waaw balaa ngaa mayee ci biti mayee ci biir dimbal ki gën a jege loolu mooy gën a jege gën a yey maanaam chaque jour même bu ñuy ataaya sax boo xellee kaas boo ataaya kii gën a jege ngay gën a jox kaas parce que moo gën a sës moo gën a am raison moo ko gën a yellool yelloo yey mooy avoir raison donc mooy avoir raison waaw waa ji de yey na ma mooy kii de am na dëgg sama kaw loolu la wolof ji wax donc gën a jege gën a yey c'est pour expliquer ne d'habitude ñi la gën a jege ñoo war a gën a support bu soutien di am ñoo war a gën a nangu ñoo war a gën a encourager li ngay def mais si sa entourage commencé si sa famille si sa entourage si sa gars yi ngay àndal ci fi nga dëkk ba ci biti ñu ci bëri ñoom ñooy jëkk contre ba maanaam ñu waa biti nangu ba pare ñoom ñu door a nangu loolu mooy gën a jege gën a yey mais gën a nay mais bataille bi day gën a wéy gën a jege gën a yey c'est juste pour dire que ne am na ñoo xamante ne nii dañu la sës lool mais sori la am nañu dañu la sori lool mais sës la jege la parce que da ngay def dara Paco peut-être xamante nañu am na ci lu muy yëngatu loo xamante ne nii mënoon na jàpp bu baax ci li may def mais il préfère dem jëli ji koo xam ne sa xaj la ne pour soutenir kooku alors que kii ñoom ñaar ñooy fanaan ñooy ne mais du gis soutien bi au-delà de loolu école bi nga jàngee dañuy ñëw fay cachet bu cher bu metti artistes yu nekk sa xaj yow ñu ñëw ñu naan la non saa waay jàpp ci parce que ci école bi nga jàngee loolu mooy gën a jege gën a yey mooy sa gars yi du ñu la gëm da ngay reyante mais du ñu la gëm duñ ci jàpp dañuy sax bàyyi ba mais yow li ngay wax ni yàgg na Sénégal de mais loolu moo ab si adduna bi yëpp yonent bi sax ndijaayam da ko doon topp di wax naan dof la bu leen ko déglu c'est-à-dire loolu réel c'est des faits réels et c'est international yemul rek Sénégal chaque jour booy démarrer dara ñii si war a jàpp wala ñii gën a jege pour jàpp ci duñ ci jàpp d'habitude soutien bi ca xaj lay jógee wala ñu sori ñoo xamante ne nii yàlla moo leen lié moo tax dama ne yàllaa ñu boole maanaam dafa am loo xamante ne nii man ak yow peut-être boo jógee feneen ñëw fekki sa li may liggéey jàpp ci du yow du man suñu borom la moo tax ma ne yàllaa ñu boole sas nas ñu nekk benn mën na nekk nag koo xamante ne nii xamantewul ci Adama ak Awa nga mu dégg la sax fële fu sori ñëw fii li ngay def am amour am yëg-yëgu ñëw teg ci loxo donc ñooñu ngay boole gën a jege gën a yey mooy ñiy bañ ak ñi nangu mooy ñi xam sa soxla te duñ ko faj ñoom ñooy faj sa soxla te duñ ko xam ñi dañuy bañ mais dafa lay defar ba keneen nangu ñëw garaawul def ko parce que am nga sasu ñii ne du dem am nga sas ñii ne day dem ñii xeex ñii ci jàpp
donc ñaari sas la ñaari poids la yow war a wékku yow kese nee naa ki yen boppam ak ki ñu yen du benn bu dee yaa yen sa bopp mën ngaa toog ba mu neex la nga yennee ko mais buñ la yenee te ñaari yen la dafa am yenu nit ñi ak yenu suñu borom donc loolu ay yen la moo tax ma ne voilà lépp ngi ci biir daal Black Panther. comme son nom l'indique non dafa am ñaari Black man moo déggee Black Panther mooy fan ne film bi la quoi mooy film non du film bi ça n'a rien à voir ak film bi Black Panther c'est l'animal c'est l'animal maanaam ñi Black Panther Paris bi nekk États-Unis voilà ñu tudd voilà fi ñu jëlee seen tur man foofu laa jëlee titre bi moom nga jëlee titre bi foofu nga ok am na benn passage bu am solo bu ngeen ma xajalulee seen kaw laay jaar waaw like the Black Panther parce que animal bi noonu lay def animal bi bu amul fu mu jaar da lay song loolu Black maanaam panthère bi la ci boppam animal bi léegi nag waa Black Panther Paris li tax ñu jël seen tur ci animal boobu c'est parce que dañ doon dund ay difficultés avant sax parce que gars yi dañ jàpp ne Black Panther Malcolm X moo ko créé mais après deewu Malcolm X la parti politique bi juddu tur bi tamit après la juddu donc gars yi bu ñu ne li tax ñu créé ko parce que dafa amoon ségrégation raciale comme lii xaw ba léegi mu ngi am apartheid yooyu yëpp am fa ay gars yoo xamante ne bu ñu duggee ci bus bi dañ leen di wàcc Rosa Parks ba Martin Luther King def ci grève bu am solo sitting yeeg boycott yeeg gars yi boycotté ne dootuñu jëlati ay bus ñu def ay sit-in mooy lan ci exactement sit-in la mooy yow Paco boo waree liggéey doo toog sa kër da ngay dem liggéey mais doo liggéey da ngay sit-in ci biir bureau bi ngay ne mais tëj doo liggéey loolu xeetu boycott la Martin Luther King moo ko créé donc muy dem ba ñoom waa Black Panther Party ñu ne dañuy créer seen parti politique mais dañuy créer seen armée bopp seen genre police boo xamante ne ñoom seen biir dañuy armé wu di patrouille policiers yi bu ñu jàppee nit ku ñuul te jaarul yoon defuñu ko ni ñu ko war a def ñoom ñu taxaw intervenir pour mu jaar yoon terew ñu ne ñu liggéey mais nañu liggéey mu jaar yoon donc Black Panther Party après deewu Malcolm X la et que si maanaam Malcolm X moo fondé mën naa wax ne moo fondé parti politique bi au delà de mën nañ ci wax duñ ci jeex parce que li mu doon wax ay da doon wax naan eye for an eye tooth for a tooth mooy œil pour œil dent pour dent leneen ak leneen mën nañ ci yaatal du jeex donc mais du loolu jël naa clin d'œil foofu mais wax ci animal bi parce que animal bi en tant que tel boo ko xajalul sa kaw la jëm donc ci pan africaine lañ jógee pan africaine idéologie la idéologie la boo xamante ne nii artiste bi moom la boot war a dox ak moom léegi nag ñu ko gëm baax na ñu ko gëmul baax na mais ku ma tere yoon bi ma dal sa kaw jàll parce que pare nañ pour affronter lépp moom ngay wax ci refrain bi quoi exactement balaa maa ñëw balaa ngaa ñëw ci pan africaine dama la bëgg a laaj multinationales yi yow lan nga xalaat ci ñoom ça dépend multinational ça dépend parce que am na ci sa benn son boo xam ne bii da nga ciy wax genre yooyu noonu quoi muy waaw mais loolu yàgg na fi c'est-à-dire multinational bu ñu fi loolu mën na jeexal mais dama bëgg nga tënk ci rek parce que son boobu xam naa ne duñ ko teg xam nga dama doon waxaat léegi gën a jege gën a yey waaw day ñëwaat ci loolu gën a jege gën a yey mooy man je préfère jënd ci jaaykat bii ma xam ne man ak moom Paco buy jaay ay dàll soxlaaw may jënd ji ay dàll ci biti Paco buy defar kaas pour man ak Paco dama war a participer ci parce que soxla naa kaas dama ko soxla donc mayu ma ko damay dem jënd Paco soxla na xaalis bi on est interdépendant man pour man Chine noonu la développé woo dëkk yëpp noonu la ñu développé dañuy tëju États-Unis sax noonu la développé woo day tëju jàppale kenn ku ci nekk ci li nga yëngatu mu yem ci dëkk bi Thomas Sankara loolu la doon forcé gars yi coton bi Burkina Faso lañ koy defaree tissu yaa ngi fii gars yi ñawkat yaa ngi fii nañu jël coton bi matière première mu ngi fi te ñawkat yi mën nañ ñaw nañu consommer local donc man multinational xam nga ne sama avis si ñoom même bu ma la ko waxul man gën a jege gën a yey loolu laa gëm je préfère dimbali ki ma bokkal ki ma jege ki dëkk ci dëkk bi économie bi des ci dëkk bi que di dimbali koo xam ne day jël xaalis bi di ko yóbbuwaat ci biti balaa nga ñëw ci panafricain Leuz lii la waaye Leuz ni ko solo tey man sànq ba léegi maa ngi lay xool mais je n'arrive pas à comprendre quoi loolu sax ay détails la non du ay détails bàyyi li ngay def waaye Leuz bàyyi li ngay def mais mooy li ma wax léegi rek mooy ñun dañu war a fier ci loo def am na lu tax loolu solo nii ci neen quoi man xam naa la. waaw dafa am fu lu ñu idéologie bu ñu maanaam c'est un combat. Ouais. C'est une idéologie. C'est une vision du yomb nag parce que ñu bëri duñ ko comprendre nee naa la
léegi nee naa la gën a jege gën a yey nee naa la suñu culture nee naa la suñu identité nee naa la ñu bëri donc loolu yëpp day ñëwaat rek amaguñu ko nag à 1000% mais ci yoon boobu lañ jëm ñu ngi ciy jéem ak suñu kéemtalaay kattan bu ñu taxawee dañ naan ah il vient du Sénégal c'est un Africain même ma façon bi may làkki français sax du ma fi nekk di bërëng ay air di wëral comme tubaab ni ñu koy def man je préfère garder mon accent pour ku ko dégg xam ne c'est un Sénégalais qui parle français te anglais sax noonu laa koy làkkee làkkuma américain comme niñ ko déedéet c'est la langue c'est le message c'est la communication fa la yem mais waane lu beeg fàtte sa identité loolu laay xeex loolu la Cheikh Anta doon xeex loolu la Thomas Sankara doon xeex loolu la Lumumba ñëpp loolu lañ doon xeex yow tamit loolu donc ci lañ nekk ak sama ay morom du man kese de waaw say morom mais ak yow quoi waaw Leuz dañuy tourner ci DJ yu ndax moom kenn ku fi ñëw ku ne daa am lu mu lay defaral lu ndaw rek donc DJ yu si c'est bon rapidement Gotta wake up in the morning, long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay boole ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox nga def fépp fu ko kenn dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg tel ko waajal ready to go darkness du yëgoo bi la war a dox jël mu njëkk bañ fu mën a jël day bëri no witness it tomorrow jëf jël la balaa wees réccu di ci am yoon bëgguma wet tomorrow di mere kenn ci ñoom early in the morning early in the morning early in the morning early in the morning nañu buur bi xiir ci bi la yoon dëgër xàmmee nañu buur bi xiir ci bi la yoon dëgër xàmmee nañu buur bi xiir ci bi la yoon suba ngoon ñu ciy try kenn du sib si luñ ne waroon gëstu xamle tegaat lépp ci yoon doon nañu doon never die teewal fu ñu mën ne beatbox graffiti break dance freestyle dreadlocks Timbaland boot ku nekk di wood style feel ko every day dan doon janook moom here we go hill deal bi kill bi tii bërek moom jox ko gëddëm from beraling ci party yi hip hop bu doon brigade ñu doon alkaati yi laaj ko ndëgëm ana ñen ñooy jëpp party yi hip hop bu doon brigade ñu doon alkaati yi hip hop bu doon brigade ñu doon alkaati yi hip hop bu party yi hip hop party yo merci beaucoup donc il se nomme tout simplement DJ You mon frère DJ You merci beaucoup Leuz donc damay ñëw ci Payday explique wax ñu tuuti ci Payday rapidement Payday waaw Payday mooy jour bi ngay fayeku waaw jour de paie waaw léegi nag am na lu ko jiitu lan moo ko jiitu mooy lii bala ngaa fayeku da ngay liggéey bu dee da nga bëgg a jot sa salaire ak mbégte nga xam ne lii maa ko liggéey ak contentement comme li gars yi di wax ak fierté nga xam ne lii nii kat mérité nga ko am na loo war a def liggéey waaw liggéey kese respecté heure liggéey te dama ci insister ci tamit sénégalais ñu respecté liggéey liggéey ak heure liggéey sénégalais yi da ngay gis Sénégal rek ngay gis ku nekk di liggéey di wuy téléphone ku nekkul ci bërëbu liggéey kaayam toog këram di régler ay course këram te yaa ngi ci liggéey te yow déjà au-delà de nekk ci liggéey bi si day am ku mu jàkkal lool ko xamante ne client la wala ko xamante ne liggéey bi moo ko tax a jóg mais mu mettre ko en quarantaine di wax ak lu bokkul ak dara ak liggéey bi Sénégal rek ngay gis ku war a xëy taxawaalu régler këram ba mu neex ko war a xëy 9h wala 8h yegg fa 11h te bu yegsee pointé wu dem ndekki ji ba midi mu door a commencé 14h mu ne day añi pause dem añi ñëwaat 16h mu wàcc tëj bureau dem ñibbi buñ ñu rawee ci fulla ak fayda lañ ñu rawee c'est-à-dire il faut gars yi respecter heure de travail respecter heure déjà buñ ne la 8h nga ñëw 8h buñ ne la 9h nga ñëw 9h tubaab bi dañu raw sax ci ay prime ci loolu noonu ñii di teel a ñëw avant heure commencé dañuy am ay prime c'est-à-dire buñ ne éducation man li ñuy xeex ni yëpp c'est pour ñun ñëpp la day feeñ ci suñu ay sound day feeñ ci lépp
donc éducation de base na gars yi yaraat idéologie nañ ko defaraat mentalité nañ ko defaraat na gars yi xam ne waroo man pour man Paco bu faye ko weer wu dee te demul liggéey warul lekk xaalisu salaire boobu noonu bu ko dignitéem waru ko may mu lekk salaire boobu noonu donc loolu laay wax ci pays day mooy que ne na gars yi gëm ne tel on fait son lit tel on dort li nga bay ngay góob anglais day wax sow well reap well mooy jiwal bu baax après nga récolter lu baax donc loolu kese laay wax ci pays day mooy que ne am na ñuy bañ am nañu ñoo xamante dañuy taxaw am na ñu lay seetaan am na ñu naan du dem dina dem moo tax ma ne xool leen benn ku ci ne nga xam nan la taxawee mais warul tax nga am haine envers ñooñu moo tax ma ne dës sa xol haine bi génn mais bul nangu nga taxale yow sa bos bu mu tax demal parce que kii xam sa soxla aju kooku moo war a sotti kaani si sa góom dëgg la li ngay gis du faju nag moo la war a yokk jom dëgg la loolu rek laay wax ci pays yàlla na ngelawu callu weer yóbbu loolu noonu Leuz callu weer ngelaw la mooy ngelaw yu garaaw yooyu noonu tourbillon waaw garaaw tourbillon tourbillon lan moo tax nga tuddee ko son bi parce que tourbillon la adduna fi ñu toll nii tourbillon la tourbillon mooy lu jaxasoo xam nga ngelawu callu weer gars yi dañuy wax ne d'habitude dañuy wax naan ngelawu seytaane la waaw si day def nii def day wëndeelu après yëkkati lépp lay yëkkati lu sax mbalit yi fa nekk yëpp poussière beeg yëpp ay jóg foofu la adduna bi toll nii dafa jaxasoo adduna bi lépp jógandoo lan ngay wax ci refrain bi s'il te plaît dama ne ku xam li ñuy dund lu mu doon Meuse mu ne maa ngi laajte daaw ba ren kenn tontuwul sama laaj ma ne li muy wund lu mu doon ki ne ñi ñee ngi toog sa ngéem ñi di daw ci àllub naaj ma ne ku xam li ñuy dund li muy wund li ñuy junj après li ñuy junj lu mu doon kii mu ne ñoo ngi dund li ñuy jural mbugal coow li nañ ko wàcc ma ne lii nii di fiqu parce que mu ngi fiqu mu ngi jaay doole di ñëw lii nii di fiqu lu mu doon après mu ne ñun lii buñ ko ajee duñ ko jëriñoo kon bool bi nañ ko taaj donc loolu mooy refrain bi te loolu la mooy dañuy annoncé lu ñun sax comprendre lu ñu la adduna bi fi mu jóge ba fi mu yegsee li jiitu ba fi mu yegsee ba yegsee ci affaire de voyage yi gars yi def ba gars yi découvrir Amérique ba léegi Afrique amul jàmm donc lii fi xew traite négrière esclavage et cetera colonisation ba léegi système bi ba léegi dafa jaxasoo te ñun ci la ñuy dund ñu mel ni comprendre maanaam dund à l'aise kenn du laajte kenn du teewu gars yi ñu ngi te surtout nag côté Afrique lay waxee africains yi dañuy dund à l'aise mel ni situation bi da leen arrangé lii gars yi di wax chaque jour boo xeexul pour sa liberté yow mérité woo sax ñu xeexal parce que dafa am ku wax ne I am the man who takes struggle and freedom knowledge and wisdom seriously freedom dañ koy xeex mais tamit savoir sagesse dañ koy gëstu mooy knowledge and wisdom ak knowledge la sagesse knowledge la man il faut nga jàng ji pour am sagesse mais tamit il faut nga xeex pour am liberté mais ñun dafa mel ni africains yi ñun situation bi dañu arrangé comme li waa ji defoon image bu rafet ba mu defoon jël nag takk ko buum mais takk ko ci chaise boo xamante ne ni dara teewu ko mais psychologique moom si biir xalam jàpp ne dañ ko takk rek warul bouger situation bi la ñuy dund arrangé wuñu ñun arrangé wul sax ñi ko créé yow est-ce que gëm nga ne bis dina ñëw loolu jeex balaa ñu ñëw ci So Far Away moom la ñuy wax ci callu weer xam nga lu garaaw mooy yow ñi nga yaakaar ne ñoo la ciy dimbali ñooñu ñëw réer ñëw jaxasoo ak yow ci li nga mos wax na lu am solo nee na woote wësi la ñu wuy si la ndekete mënoo téye loolu moo am mooy gars yi dañuy noot booy yi ñi la war a gindi dimbali la yee la ñooy exploité léegi booy dëgg la woote sëriñ woote wësi la woote nangam ak nangam dajale ay booy te waxoo leen lu leer yeewoo leen wanoo leen yoon dëgg la loolu moo fi am donc kañ la booy yi di yeewu léegi nag groupe bu restreint la ñuy yeewu mais mënuñu yee ñëpp dinañu yee nag le maximum te tamit am na loo xamante ne yow yaay dem vers moom mënul ñëw fekk se la ba nga am ci dëkk il faut papa soirée pare DJ Paco dem ne man dama bëgg a jàng ji DJ yi mais DJ yi du la fekk sa kër naa laan kaay ma ñëw jàngal la donc effort boobu nag la askan wi defagul mooy fipp boobu noonu mooy voilà volonté bi surtout donc malheureusement
xamuñu kañ lay jeex donc moo tax ñu annoncé ca lu weer. yàlla baax na donc Leuz man dama lay bàyyi donc nga def tàggoo. ak nga wax ma tamit sa xam naa da ngay bañ last word de. waaw yaa ngi koy bañ ba léegi last word. dama koy bañ last word kay kuy dem baax saak moo koy def last word moom kuy ñibbi fële moo koy def bàyyi ñu tàggatoo rek waaw. après voilà nga waxaale gars yi fu ñu mën a amee lii. waaw album bi mu ngi ci plateforme yëpp déjà. plateforme yëpp mais en même temps mu ngi suñu site internet. www.leuzdiwanji.com. ok mais disponible na en physique. donc heureusement génn na si diaspora bi donc mu ngi fépp. en physique comme CD. waaw CD ak clé USB. ok mais aussi ku woote si ay numéro dinaa joxe ñaar. acca 77 100 da ngay def 100 100. 100 100 waaw 66 30. ok wala 77. waaw 022. 17 79. ok waaw ñaar yooyu daal ku ci woote vite fait gars yi voilà gars yi wax la foo mën a dem ci point de vente bu la gën a jege. parce que mu ngi fépp. góorgóorlu nañ ba yóbbu ko Sénégal fépp. donc voilà mais last word wala tàggatoo. en tout cas damay remercier déjà DJ Paco. Walf yëpp équipe bi yëpp. mais di remercier DJ yu waaw on se connaît xamante nañu li gars yi di wax rek déggoon nañu quoi. à chaque fois dañuy jouer et le courant passe. donc dañ koy remercier moom tamit di ko ñaanal mu kawe parce que Sénégal DJ yi amu fi doole trop. donc dañuy ñaan mu génn mu def ay DJ comme DJ Khalid. ay DJ ñeneen ak ñeneen DJ Clou DJ ñeneen ak ñeneen. waaw mu génn quoi Sénégal xam ne am na ay talent tamit ci DJ yi quoi du artistes rek ñoo fi ne. donc au delà de loolu di remercier sama staff di remercier Meuse. ci déplacement bi donc di remercier sama famille mère bi samay sister donc voilà tout le monde en tout cas di remercier Mbaaw Sénégal surtout nag di remercier Mélomane yi. waaw franchement maa ngi jot ay messages ba des fois je me dis lan moo am ci liggéey bi depuis prescription génn ba léegi. des fois sax ma làqu ci ruuxu xaw a tuur ay xewal. parce que des fois nit di lay wax ay affaires yu yoo xaarul nit di la wax yaa defar sama life te dafa diis trop ci man. nit ñi voilà ba ma yaa tax ma nekk entrepreneur yaa tax ma lii yaa tax ma ne la te loolu franchement ça fait plaisir te loolu la hip hop di jariñ. ñun duñu bëgg hip hop defar ay nit grâce à hip hop ñu ne kat diw éducation am xawoon na doy waar mais grâce à hip hop teguwaat na ci raay donc ñaanuñu yàlla def fi loo xamante ne ni dañ fiy génn bàyyi fi ay way yu ñaaw loolu moo tax ñuy rey suñu bopp ci texte yi. di rey ci ñu bopp ci musique bi mu magee mu responsable du ñu dugg ci ay këral ay saagante ak affaire yooyu dépassé nañu loolu ñoo raw ay buzz ak ay clashante ak yooyu noonu suñu musique dañu bëgg mu responsable mu defar ay responsable donc ñu ngi ci remercier ñëpp di remercier retour yu positif yi surtout et que di leen wax ne tamit sas la donc bàyyiwaat nañ leen ak suñu bopp bu jubbee ñu jubbanti bu jubul tamit ñu jubbanti parce que ay doomu aadama kese lañu ñaanuñu yàlla nag tas yaakaar mais bu ñu demee ba nar a jàpp woon nañ leen ñu jàpp ci tegaat ñu ci raay parce que ay doomu aadama kese lañu. donc merci beaucoup à Leuz.